Bamba ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa OSR yëpp Abdou Aziz Gueye na nga def di leen wax nag ngeen partage vidéo yi bu baax a baax su ko defee dafay permettre ñëpp jot ci ndax li ñuy wax kat wax dëgg yàlla ñun duñ borom xam-xam nag waaye am na ci loo xamante ni dina am ay nit ñu ci mën a jëriñu te lépp pour Sénégal la rek pour la bonne marche de notre cher pays le Sénégal loolu rek moom moo ñu dugal ci li ñu nekk nii ba tax na nag bu ñu sañoon ñëpp dinañ partager live bi su ko defee nag ñu déggoo ñun ñëpp incha allah kon dañuy commencer live bi di ziyaare ñëpp encore une fois di leen ndokkeelaat ci weer bu tedd bi nii di rabi al awal comme ni ma ko doon waxee rek saa su nekk di weer boo xamante ni weer bu màgg la ndax ki gën a màgg ci nit ñi gën ñëpp di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la gane àdduna muy rabi al awal ma leen di fàttali ne Baye Niass mu ngi ci doon wax ne heure bu weer bi feeñee rek day wax ne hani an li ibrahima laha hilaaluhu hilaalun bada li nazirina jamaaluhu hilaalu rabiu fihi jaa muhammadun fatamanna lana al bushra wa amma nawaaluhu loolu nag day wane rek màggaayu weer bi kon nag weer bi ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xamante ni jaamu nañ ko ci yàlla rek yàlla na ko yàlla nangu waaw lépp loo xamante ni tamit ñaan nañ ko ci jour anniversaire bi mu nekk samedi bii passé te àdduna bi yépp doon ko màggal yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi yàlla na yàlla tàppe xol yi ñépp nekk benn yàlla may ñu gudd fan may ñu wér gu yaram ci barke ki nga xam ne moom lañ doon defal bés boobu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Jaata Fifi Joana waaw Jaata Fifi Joana maa ngi lay nuyu bu baax a baax mu ne bonjour mon frère mu ne ko bonjour ma sœur waaw dañu déglu nag ki nga xam ne moom mooy sëñ Moustapha mu am ay wax yoo xamante ni wax na ko am ñoo xam ne dañ ko tuddee menace ñenn ci presse bi mais daf doon menacer Macky Sall parce que Macky Sall et son ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dañ koy provoquer te ku la dul tooñ bul ko tooñ loolu la sëriñ bi wax di sëriñ Moustapha Sy nee na cortège am dafa romb ay gendarme arrêté ko ne ko an sa autorisation gyrophare ak sirène ci biir ay propos yi mu ngi wax ne mbaam yi ak xaj yi sax ñu ngi am gyrophare ak sirène te moom mu nekk autorité religieuse am ci droit ba pare ñu koy interpeller di ko laaj autorisation gyrophare ak sirène. Je suis parfaitement d'accord avec Serigne Moustapha Sy mu nekk une personne que j'aime que j'estime beaucoup ni ma ko bëggee dafa sax jéggi dayoo dafa ëpp Serigne Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wër parce que il a été toujours un révolutionnaire ku xam Serigne Moustapha Sy ak événement 94 yi amoon ba ay policiers génn ci àdduna nga xam ne bañkat la masa doon masul nangu ku koy noot masul accepter tamit injustice kon nag c'est un homme courageux c'est un patriote moo tax man dama ko bëgg je suis parfaitement d'accord ak moom ci lu mu doon wax noonu comme ni ma koy waxee rek quel pays sommes-nous ban réew lañ nekk mais réew mi dafa am ay autorités religieuses te loolu il faut ñu nangu ko waaye nag bu ñu wax ne autorités religieuses yi ñii ñoo ànd ak man lu ne am nañ ci droit def ko sans autorisation waaye ñii ànduñoo ak man il faut ma jëm leen wan ne ànduñoo ak man dinaa xamal leen nag nguuru Macky Sall ak ñi mu àndal ñëpp ancien président ngay dégg toujours ancien ministre ancien directeur général mais ancien marabout ça n'existe pas amul à vie la ñi ay guides religieux lañ nekk des autorités religieuses que nous respectons beaucoup surtout Serigne Moustapha Sy parce que man ak moom dañoo bokk gëm-gëm muy di xeex toujours l'injustice te c'est très important am na ay nawleem pourtant yu nekk Sénégal bu wax dëgg jotee nag il faut pas ñuy ragal la wax dëgg
il faut oser dire la vérité qulil haqq walaw kaana murran dëgg dafa neex te yàlla loolu la bëgg. am na ay nawleem ay moromam yoo xamante ni ñi ngi Sénégal waxuma ñëpp la nag mais am na ci këru diine ñoo xam ne président bu ñëw dañuy nekk sa ginnaaw di la xalamal rek pour ngay jël xaalis di leen jox di leen neexal te moom il n'est pas comme ça du tout melul noonu moom il est toujours à la défense du peuple sénégalais. Il prend toujours la défense de son peuple. Il combat toujours l'injustice. kon kooku ku nekk da nga ko war a bëgg jox ko wàccuwaayam te pourtant am na ay moromam yoo xamante ni wax naa ko léegi président bu ñëw li ko dalee ci Senghor ba ci Macky Sall ku ñëw ñu ne la yaa fi gën doo moromu gaay président bi day toog di def du n'importe quoi di def li ko neex te dara du ko ci fekk doo ci dégg mukk ci nawleem yooyu noonu kenn génn ci dal ci kaw président bi wan ko ne ko carrément li nga nekk du dëgg du yoon. sëñ Moustapha bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa diine dëgg ndax dañoo am fit dañoo ñeme dëgg suñ àndee nguur yi nga xamante ni suñ genre nguur yi nga xam ne toujours ronkoñu baadoole yi ñoom ñooy siim seen cere ñoom duñ ànd ak genre yooyu mukk te suñ nguur yi loolu lañu fi nekkee ñi fi jaar ñépp nag kenn rek laay wax ne moo tane ci ñeent ñi fi jaar mooy Ablaye Wade waaye kii moom dafa ñëw moom gën a yées ñëpp sëñ Moustapha Sy ñu ngi lay ñaanal yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga gudd fan parce que façon nit ñi mel ni yow ñun moom lañ soxla façon sëriñ ñi mel ni yow moom lañ soxla dañoo bëgg sëriñ di def son vrai rôle le vrai rôle d'un marabout mooy de défendre toujours son peuple di dal toujours ci kaw nguur yu bon yi nga xamante ñoo fi nekk di sàcc xaalisu sénégalais yi di ko geree ay nit di naan deretu sénégalais yi ronka ñu baa doole yi di siim seen cere toujours seen doom yi mel ni ñoo gën suñ doom yi te amuñ dara luñ ëppalee suñ doom yi gis nañ fi doomi Aly Ngouille Ndiaye brandir des liaasu xaalis génnee ko dugal ko ci sinap bi di kokkali sénégalais yi ba pare di saaga sénégalais yi di saaga Sénégal te baayam amul kenn kum gën Sénégal te baayam amul dara lum liggéey Sénégal lu ma liggéeyul man wala lu sëñ Moustapha Sy liggéeyut wala lu keneen liggéeyut mën nañu wax ne sëñ Moustapha liggéeyam sax moo gën liggéeyu baayam moom parce que au moins moom c'est le représentant de Dieu sur terre nekk guide religieux di teg nit ñi ci yoonu siratul mustaqim nga gis koo xamante ni tamit rakki président la jékki-jékki rek devenir un milliardaire jël suñu pétrole jaay ko séddoo ko ak benn tubaab bu ñuy wax Frank Timis parce que c'est le petit frère du président de la République ñu bàyyi ko muy taxawaalu ci dëkk bi di def lu ko neex te kenn defu ko dara ñu jiiñ fi Khalifa Sall 1,8 milliard yoo xamante ni du dëgg ay fen la bañoon mu bokk ci élection yi moo tax parce que xam nañ ne moo leen man Dakar te fu mu dajeeg ñëw Dakar da leen di duma sëlëm leen ñu jaay ko doole tëj ko sëñ Moustapha rek ak sëriñ Mansour Sy Djamil ñoo taxawoon jàppal ko tànk ci sëriñ yi wala dégguma beneen sëriñ bokk mën naa am keneen def na ko te yëguma ko waaye ñi ma gis sëriñ Mansour Sy Djamil la ak sëriñ Moustapha Sy ñoom rek ñoo taxaw woon Khalifa Sall di ko jàppal tànk su ma juumul gis naa benn jour sama benn mbokk sëñ Modou Niass lew na Niassène ci élection yi passé kaasal na Khalifa Sall jàppal na ko tànk wane ne tëj bi ñu ko tëj jaarul yoon waaw dama ko fàtte woon sëñ Modou Niass ñu ngi koy nuyu bu baax a baax lew na Niassène ñun dañoo bëgg ay nit ñoo xamante nii ay nit ñu gëm seen bopp lañ ay nit ñoo xamante ni xaalis du tax ñu jaay seen ngor xaalis du tax ñu tayle seen population hypothéqué leen au détriment des mauvais dirigeants comme Macky Sall et sa bande
moo tax man sëñ Moustapha dama ko bëgg, dama ko naw, dama ko yàgg gëm parce que gëmul nguur, gëmul Macky Sall te wax na ne boxewul ak Macky Sall ci benn ring. Nous ne boxons pas dans un même ring. te effectivement wax na dëgg. xam nga genre sëñ Moustapha yii nii ay nitu yàlla lañ. lu tax ma wax ne ay nitu yàlla lañ des fois dinañ wax sax nit ñi ne dañuy menacer wala dara mais fekk menacer wuñ. dañoo mënta concevoir, dañoo mënta supporter l'injustice. maanaam yow benn baat doole bu jugee koo fële boo xam ne tekkiwul démb dara ñëw nax sénégalais yi jaar seen dox seen maayin bañ jox la nguur gi nga ñëw di def jëfu baat doole di jaay ay nit doole di encourager népotisme di encourager li nga xam ne moom mooy transhumance di jaay nit ñi doole suba ak ngoon guddeeg bëccëg di marginaliser ay nit di leen toroxal te loolu yépp ci nguuru Macky Sall dafa yokk. gisoon nañ ko ci yeneen nguur yi passé mais dafa yokk ci bësam. képp koo gis mu nekk activiste toog ci réseaux sociaux yi di kaas di indi ñëw rek dafa gis loo xamante ni daf ko métti wala mu dund ko. man dama am kersa pour toog sax di supporter Macky Sall wala ma koy faral man wala may cautionner li muy def. man dama am kersa boobu noonu parce que man deretu gor mooy daw ci sama yaram bi te man damaa yërëm sénégalais yi parce que les sénégalais sont fatigués. maa ngi nuyu bu baax a baax sama sëriñ Cheikh Aboubacar Niass moom it il est courageux ndeysaan macha allah moom il est courageux. gis nañ xeex bi muy xeex di ko xeexal Kaolack di ko xeexal Sénégal moom it ñu ngi koy nuyu. dinaa ñëw léegi ci moom incha allah gën a yaatal. ma ñëwaat ne képp koo xamante ni gis nga ko mu toog ci réseaux sociaux yi li muy def di kaasal réewam di défendre son peuple buñ ko xeeb buñ ko xas buñ ko saaga nañ jàpp ne kii dafa bëgg réewam. parce que chaque jour ni ma koy waxee hubul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk. te ñun dañoo am ay njiit yoo xamante ni dañoo bon, ils sont mauvais. moo tax sëñ Moustapha Sy encore une fois par son courage ak patriotisme am dañ koy encourager di ko ñaanal bu baax a baax te dañuy continuer xeex bi lutte contre l'injustice au Sénégal. lutte contre l'impunité, lutte contre le népotisme au Sénégal. Parce que Sénégal kenn gënu fa kenn waaye dañoo gis ne Sénégal léegi dafa nekk dëkk boo xamante ni ku ànd ak njiitu réew mi da ngay am jàmm waaye ku àndut ak moom yow toujours ci ay jafe-jafe rek ngay nekk. lan lañ gënee Sénégalais yi lan loolu laay laaj. Sénégalais yi sonn nañ. Sénégalais yi xiif nañ ñenn ci ñoom. Sénégalais yi mar nañ. Sénégalais yi ñu ngi feebar di am problème mu faju te loolu lu leen ko yóbbee mooy nguur gu bon te il faut le dénoncer dañ koy wax toujours te duñ ci tàyyi mukk di ko wax. defuñ fi tous lu dul yàq xaalis ku far ak ñoom sàcc xaalis ba doyal kenn du la tëj kaso procureur du la oo dara du la ci fekk soo farut ak ñoom ñu tuumaal la jàpp la tëj la kaso comme nuñ def Khalifa Sall. te loolu am na ay moromu sëñ Moustapha ak ay nawleem yoo xamante ni ñu ngi Sénégal ñu ngi toog ñemewuñ sax wax amuñ courage bu sëñ Moustapha am dañuy toog rek di recevoir ay enveloppe naan président moo baax. fan la baaxee xaalis bi muy jël di leen ko jox yëpp di leen di corrompre pour bëgg ngeen ànd ak moom te xaalis boobu xaalisu sénégalais yi la xaalisu sénégalais bi nga xamante ni mu ngi feebar amul lu mu fajoo. xaalisu sénégalais bi nga xamante ni doomam mu ngi jàngee ci ay abri provisoire maanaam ay mbaar ay sàkket ñu fay jàngee école. xaalisu sénégalais bi nga xamante ni jigéen bi nekk ci àll bi dafay bëgg a accoucher amul hôpital wala poste de santé mais ci charrette lay accoucher mortalité maternelle di am à chaque fois. perdre la vie toujours en donnant la vie
mu ngi am Sénégal ba léegi nit ñaa ngi amee diabète di am problème insuline nit ñaa ngi amee insuffisance rénale di am problème hémodialyse nit ñaa ngi am cancer di am problème chimio ak radiothérapie bërki démb lañ génnee hôpitalu Ndar bi sa yaram bi dafay daw hôpital baa ngi salte goo xamante ni kenn mënu laa wax salte waay boobu noonu te defe naa ne hôpital dafa war a set parce que ay ñu feebar ñoo fay nekk te ku dem ci hôpital dangaa war a wér waaye waroo dem di fa jëlee beneen feebar. léegi su ma jógee ci sëñ Moustapha ci encouragement yi ma koy encouragé ak ñaanal yi ma koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér am na suñ benn mbokk suñ sëriñ suñ xarit ñu koy wax sëriñ Baye Mbaye Niass ñu gën kaa xam ci MC Niass di doomi Mawlana Cheikh Ibrahim Alhaji Ibrahima Niass di suñu sëriñ ñu bëgg ko lool te yemalewuñ ko ak kenn génn na indi ñëw kaas ci gàmmu gi ne defaluñu leen dara man pour man sax suñuy wax duñu wax rek Medina Baye mais dañuy wax Kaolack l'ensemble de la population de Kaolack sont fatigués la population de Kaolack est fatiguée la population de Kaolack est toujours fatiguée lan moo tax ñu sonn mooy nguur gu ñëw bu élection jotee di nga ñëw Kaolack campagne dig leen lu nekk te doo leen defal tous du mujjee fen lu dul ci ay wor te Kaolack bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo fal Macky Sall votel ko fa à 80% wala 90% ci élection yëpp 2012 ak élection législative yi fi jaar ak élection locale yeeg élection présidentielle yi passé dañoo génn massivement votel Macky Sall bu baax a baax a baax a baax a baax waaye ñu gis ne Macky Sall tegu leen fenn respecté wu leen waaye tamit gis nga uude nu mu la gisee rek la lay ëwalee te ñun dañoo bëgg suñ mbokk yi respecté leen teg leen fu rëy waaye tamit bëgg nañ ngeen am fulla wan Macky Sall carrément ne ko ñun ñoo la teg fi nga toog te dañ laa jàppale ba nga falu waaye su fekkee nit ki dafa nekk président soo ko gisee tàggoog sa sago di sukk di raam te yow nga teg ko fu mu nekk am complexe am mais kooku du la mën a respecté nañ waxante dëgg je suis désolé du la jox cër genre baadoole yi mel ni Macky Sall noonu lañ mel xamuñ ku leen bëgg ku leen di saaga lañ gëm ku leen di xas comme waa Touba bi ñu koy defee chaque jour Touba xas leen saaga leen te ñu ngi topp seen ginnaaw di daw nañ waxante dëgg Sénégal dafa am benn genre marginalisation boo xamante dafa am ak genre gënale ci këru diine partout te loolu njiit yu bon yi rek ñoom ñoo koy def parce que toujours dañuy bëgg di jaxase nit ñi ñu bañ a nekk ci jàmm 2 poids 2 mesures MC Baye Mbaye li mu wax dama cee ànd ak moom 100% waaye tamit xel puso la mag da koy for xale da koy for dinaa ko dolli benn xalaat bu ma koy dolli mooy nañ gën a gëm suñ bopp ñun bañ a yéem kenn parce que Baye Niass boo dajale woon téeméeri maami Macky Sall sax benn Baye Niass laa la wax benn at bu Baye Niass liggéey moo gën fuuf lu junney maami Macky Sall liggéey waxuma la ak Macky Sall moom président de la république nga xamante ni lu mu nekk dafa éphémère kon ku am Baye looy dooyee Macky Sall ak looy complexé Macky Sall lu mu def Medina Baye muy ñëw àggale këru gan pour man kenn waru kaa sax remercier xam nga lu tax këru gan gi taalibe yi ñoom ñoo dajale dañ koy commencé pour àggali ko pour defar ko taxawal ko mu ñëw ñu bàyyee ko mu àggali ko te loolu devoiram la warul def dara benn këru diine bañ koy gërëm di ko sant xam nga lu tax kenn waru ko gërëm kenn waru ko sant parce que il a été élu pour ça te Medina Baye ak Tivaouane ak Touba ak Ndiassane ak Matam ak Ziguinchor ak Bakel ak lépp ci Sénégal la bokk ñépp war a yem lépp lu mu tabax Medina tabax ko Tivaouane tabax ko Ndiassane devoir la c'est son devoir comme autoroute à péage bu ñu tabax wala Ila Touba bu ñu tabax wala benn hôpital bu ñu tabax wala benn école bu ñu tabax c'est la même chose loolu moo tax nit ñi fal ko pour mu liggéey dëkk bi
waaye nag dañoo war a bàyyi di am complexe buñ gisee nitu nguur rek tàggoog suñ sago nañ ñeme di wax nitu nguur yi dëgg wan leen ne leen carrément fu ngeen toog ñun ñoo leen fa teg nañ am courage boobu parce que ay nit lañ te seen lii ñu nekk dafay jeex te ñoom ma gënuñ ñoo fort ñun ñoo leen gën a fort sax au contraire parce que bu taxatoon ak ñun ñoom mënuñoo fal seen bopp suffrage universel moo leen fal moo tax ñu accéder au pouvoir seul le peuple est souverain te souveraineté boobu noonu peuple bi toujours dafa daf ko war di wane ne président Macky Sall ñun ñoo la teg ci bopp nguur gi su gàmmu jotee li ngay defal beneen këru diine da ngaa am droit ñëw def ko Medina Baye da ngaa am droit dem def ko Ndiassane da ngaa am droit dem def ko Thiénaba Sénégal kenn gënu fa kenn te gis nga am na liggéey yoo xamante ni kenn mënu kaa suul Baye Niass doomi Sénégal la il a beaucoup voyagé te liggéeyum liggéey yëpp fu mu dem buy signé sax Cheikh Ibrahim Niass Kaolack yi lay wax Kaolack rek lay signé kon kooku liggéeyam suul ko ay Macky Sall yii nii ak ñi mu àndal dañ see tuuti parce que dimension bu mu am dafa dépasser Sénégal il a une dimension intercontinentale une dimension exceptionnelle et extraordinaire ñëpp xam nañ li xew Nigéria ñëpp xam nañ lu xew partout ci sous-région beeg feneen ak feneen ak feneen ak feneen koo xamante ni fu nekk dem na fa ngir yóbbu fa turu diine ci tuubal ay nit fekk ay nit ñoo xamante ni ay yéefar lañ mu jël leen dugal leen ci diine ci te déggul sax làkk bu ñuy wax nekk doomi Sénégal boo ko bëggee sawal yow sa bopp ngay sawal defe naa ne kooku boo ko honoré sa bopp nga honoré Sénégal nga honoré il faut que ñu respecter ñi nga xamante ni suñ ay mbokk africain lañ di dugg ay kaar jóge ko ba Nigéria ay Bénin ay Burkina Mauritanie Mali Tchad ba Afrique du Sud ay nit dañ fay jógee di ñëw di gàmmu si Kaolack nit ñi di jóge ko ay Singapour di jóge ko partout États-Unis maanaam Medina boo fa ñëwee foofu melting pot la xeet bu nekk nga fay gis ay chinois sax da nga leen fay gis mais kooku defe naa ne état bi bu ko fonkee Sénégal la fonk parce que ñiy jóge ko ci yeneen réew di ñëw bu ñu ñëwee foofu dañ faa war a fekk loo xamante ni ay réalisation yoo xamante ni état bi moo ko fa def pour sagal sax au moins seen bopp waaye ay marginalisation di sewal ay nit di jéem a tuutal ay nit yooyu amul njëriñ am na ñoo xamante ni lu ñuy wax naan suul ker du ko teree feeñ da ngay sonal sa bopp mais ñoom dañoo tuuti pour effacer liggéey koo xamante ni fu nekk dem na fa ci àdduna bind ko ci ay xasidaam mais boo liiree seerul xal bi voyage yu ci bëri tudd na ko wax la dëkk yi nga xamante ni jot na fa jaar te c'était pas évident ci moment boobu noonu boobu anam maami ñoom Macky Sall fan lañ nekkoon lañ leen doon nof jël ay risque li Kaolack tawran aw bi yoofin wa maratan bi baari si daaral faasixiina kusaala bi baljika yowman suma yowman te jawla qaahiratul abri hunaaka jamaala li abdul maliki qad jitu man hin mawhinan wax ay bilaahoori bili hendi imaaratul xadim ay end li hankooka min bankooka jaa xadimukum yu waali lakal asfara wa taala bi kantoona bi bankina min kantoona bi chini naa iyan boobu fan la maami Macky Sall nekk boobu fan la ñoom Iba Der buy jéem a sewal nit ñi di bind ay histoire Sénégal di marginaliser ay nit ñoom fan lañ nekkoon moment boobu laay wax seen maam yi ak seen baay yi il faut respecter les gens gis nga am na jëf yoo xam ne ñu ngi koy jëf Sénégal affaire yi marginalisation yooyu noonu moo taal Mali googu ngeen dendal loolu moo ko taal parce que waa Kidal yi ak ñu dëkk ay Tombouctou yooyu noonu dañ leen a marginaliser boolewuñu leen sax ci dëkk ba duñ fa dem gouvernement bi du fa dem kenn du fa dem tali yu baax sax amuñ ko boo demee dëkk yooyu ay Gao ay Kidal ay Tombouctou tali yu baax sax amu ko ay tali yu xonqoo fa am ak ay tabaxu ban loolu rek moo waral tey jii li fa am nii heureusement nag Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xamante nii nit ñi dañoo am retenue
nous sommes un peuple tolérant lu ñëw rek dañ koy toléré ba pare dinañ ko mën a muñ waaye il faut nag ñuy moytu di marginaliser ay nit ñun nag këru dina yëpp lañu yemale te ñëpp lañ bëgg mais gis nga nit li ko yàlla may danga ko koy nangul rawatina nit koo xamante ni dafa jógee réewam dem yeneen réew daf fa lu nekk siggil diine l'islam siggil réewam en tant que doomu Sénégal te mënoon a toxu définitivement ñu tabaxal ko palais Nigéria wala tabaxal ko Tchad wala Niger wala Burkina Faso wala Mali wala Mauritanie mais mu choisir dëkkam toog fa di ko ndamoo di ko tiitaroo gis nga réew boo dem ci sous-région bi bàyyi ñi mu fa am moom ñooñu xam nga ñan la ñuy nekk mooy ñi nga xam ne ñoo jiite réew ma tey jii boo demee ci parlement bu Mali bi sëtam mu ngi fa nekk fa député Abdou Jalil nga dem Mauritanie ay goroom nekk nañ président doomi goroom koo xamante ni mooy denc Badiane Hawa Niass di doomi Baye Niass doomi jëkkëram nekk na fa président moom la Abdoul Aziz mii nii wàcc bërki démb coup d'état muy Sidi Cheikh Abdallah ñu am kër Medina Baye nga dem Nigéria buur ñaata président Nigéria bi gëwoon da doon taal avion yam laa la wax avion wàcc këwoon nga dégg ci wéy ba ñu naan ñëw ak gëwoon ca këwoon uniquement pour seet si cheikh boobu noonu cheikh bu mag bi président un président de la république taal avion yam wàccul Dakar mais këwoon la wàcc aérodrome bu Kaolack bi ñëw seet si ko Kwame Nkrumah ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay Jamal Abdel Nasser nga xam ne kooku da nga daan bind di ko invité partout mu dem Chine rencontrer le président de l'époque suñ siy wax nii nag waxuñ ci pour ay affaire démagogie wala ay ràcc yi jëmale sa kanam tey jii bu fekkoon ñeneen lañ ko def sax ñun dañuy toog wax ko mais nekkuñ ne ay dañoo féetee fii dañuy ràcc jëmale suñ kanam wala déet du loolu affaire bi da ngay ñeme dëgg ji nga wax ko ay sawal ay nit ay marginaliser ay nit yooyu amul njëriñ gis nga nit boo bëggee noppalu ci àdduna li ko yàlla may nangul ko rek après mu jeex mais yow mënoo fexe ba sul liggéeyam da ngay sonal sa bopp su fekkee da ngay jël nit ki dëkk dans son propre pays nga fay jéem a tuutal di ko fa sewal boo demee nga koy sagal ci yeneen dëkk yoo xamante ni dañuy rassembler des millions de personnes ci benn bés te moom lañ koy defal muy Nigéria ñëpp gis nañ gàmmu Nigéria bi ay TV5 ak ay Al Arabia chaîne saoudien boobu ñëpp dañ koy jàllale mais da ngay gis RTS ci temps yi ñu passé sax jamono yi dañuy nekk jéem a sewalaate di fa bañ a dem même gàmmu nii xam nga dañuy jéem a sewal nit ñi di leen jéem a tuutal yooyu amul yooyu garaawut àdduna amul solo am na yoo xam ne daal rafetul ci dëkk te ñu ngi koy fàttali autorités yi kon wax nañ ci sëñ Moustapha Sy wax nañ tamit ci sëñ Baye Mbaye Niass ñu ngi koy encouragé bu baax a baax ci position yam boobu noonu ak gëm-gëmam waaye tamit ñu ngi leen di fàttali ne nañ gën a gëm seen bopp gën a gëm ne ki ñu am moo gën a fort fuuf ki muy lancé appel di Macky Sall ñun Macky Sall ñëw Kaolack ci gàmmu ak ñàkk faa ñëw ñun moom lañ yemale ñun amuluñu benn njëriñ parce que am na ñu fay ñëw ay nit yu ko gën a fort ñëw nañ fa ay shérif ñoo xam ne sëtu yonent bi lañ jógee ko partout dans le monde ñëw fa donc kon mënuñoo sewal boppam lay sewal quoi waaw donc loolu lañ amoon tey li ñu doon wax ci direct bi di fàttali suñ mbokk yi rek nañ partager vidéo yi bu baax a baax di gën a encourager sëñ Moustapha Sy bu baax a baax di ko gën a ñaanal yàlla mu yàgg fi lool parce que façon sëriñ ñu mel ni moom ñun dañ leen a soxla ci Sénégal parce que gis nañ ñu bëri comme ni ma ko waxee woon bi président ñëwee li muy def toujours mooy jël xaalis jëm leen a jënd xam nga ba dootuñ mën a wax dara te defe naa ne boo nekkee sëriñ un vrai sëriñ représentant de Dieu sur terre war nga sóoraale lu bëri xaalis bi ñu lay jox nga xam fan lay jógee parce que mënuñoo nekk Sénégal nit ñi di am problème mu faju di am problème mu lekk di am problème mu naan président bi di tubb xaalis ak jabaram ñu naan fondation xawma lan servir le Sénégal di ñëw di la indil xaalis ñu naan moo baax te fekk xaalis sénégalais yi lañ lay jox
deretu sénégalais yi lañuy jox di la jël di la ko jox nga koy naan. nañ yërëm peuple bi yërëm taalibe yi di défendre taalibe yi di leen kaasal su événement yi jotee ñu fàttaliku taalibe yi nekk ci àll bi di dajale seen ay addiya di leen ko indil. taalibe yi ñooy dajale seen ay 1000 francs di dajale seen ay téeméer di cotiser di ñëw di def di ziyaare di organiser ay ziyaar général Tivaouane am na ziyaar général Medina Baye am na ko Ndiassane am na ko feneen ak feneen am na ko Touba rek fépp dañuy ziyaare ji di yóbbu xaalis kon sëriñ si nañuy fàttaliku taalibe yi. taalibe yi ñoo nekk ci àll bi di am problème mu semence di bay 3 mois jël seen ileer yi ñu wéer ko famine di leen dab duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñuy naan pendant la saison hivernale seen taalibe yi ñoo nekk ci àll bi amuñ ay poste de santé seen doomu taalibe yi ñoo bëgg école bu ñu jàngee duñ ko am seen doomi taalibe yi ñoom ñooy am entrée en sixième ci seen village yi di dox 10 kilomètres di dem ci benn commune di fa jàngee ji parce que amul CM. pendant ce temps doomi ministres yi ak doomi directeurs généraux yi ñu ngi jàngee ci France ak Canada di dawal ay oto yu rafet di kokkali nit ñi pendant ce temps ñoom ministres yooyu noonu ak ñoom directeurs généraux yi ak ñeneen ñu ngi dugg ay avion bu ñu si bureau sax ñëw France wala ñu ñëw États-Unis wala ñu dem feneen dem def ay check-up consultation rek France lañ koy defee wala ñu dem defee ji ko ay Amérique wala feneen te yow nga ne da ngay liggéey pour Sénégal am plateau médical bu baax te yow doo fa fajoo sëriñ si nañuy wax loolu rôlu sëriñ loolu la waaye di toog rek di tagg gouvernement boo xamante ni defuñ fi tous defuñ ko fi seen bopp rek lañ fi nekkal buñ ñëwee enrichir seen bopp enrichir seen njaboot chaque jour ñu ngi tooñ yàlla dañuy tooñ nit sax jàpp la jaay la doole dugal la ci kaso te ñoom gis nga yàlla bu leen doon topp ñoom ci li ñuy def billaahi wallahi taala yàlla mbugal na leen bu yàgg yàlla wax na ko ci suratu Kahf fi wa rabbukal ghafuuru zur rahmati law yuaqizuhum bima kasabu la ajjalahumul azab su taxutoon ak yàlla lu mu nekk borom yërmande billaahi wallahi taala dina gaawal mbugal bi ñu war a mbugal ñun ndax tooñ ñu koy tooñ mais du ko def waxuma la nag nguur goo xamante ni dañ leen di jël jox leen doole ñuy jaay nit ñi doole di leen tëj ci kaso yi te kaso yi sax ni mu war a melu ko ay kaso yoo xam ne boo fa tëjoon fas sax ñu nekk ci ay problème feebar wala buñ mënee rëcc sax danañ rëcc ñu fay dugal ay doomi aadama ak doomi aadama nu mu nekkee ku foor nu mu nekkee ku tedd yàlla bind doomi aadama ne kii dafa tedd wala xadd karam naa bani aadam yàlla moo teddal nit waaye yow ñu fal la ngay toroxal doomi aadama yi foo toll ku sëqat nga jàpp tëj ci kaso yi di jaay nit ñi doole te chaque jour comme ni ma ko waxee sànq ci aaya bi nga def yàlla loo xamante ni mooy ko mooy boo xamante ni war a tooñ ko tooñ boo xam ne mu waroon a gaawal mbugal bi mais da koy yéexal wa rabbukal ghafuuru zur rahmati law yuaqizuhum bima kasabu la ajjalahumul azab mooy mu gaawal mbugal bi su taxatoon ak yàlla lu mu nekk borom yërmande ñoom mbugal na leen bu yàgg ndax lu ñuy teg seen askan. fii nguur gu nekk jaar na fi borom doole bu nekk jaar na fi yonent yàlla Suleymaan dafa yoroon armée boo xamante ni ay jinne lañ defe naa ne armée boobu moo ëpp doole armée Macky Sall moo ëpp doole police su Macky Sall moo ëpp doole gendarmerie Macky Sall te terewul sax moom borom yërmande la te amoon na doole nekkul ne heure bu la yàlla mayee doole rek nga jël ko di ko jaay sa askan wi nga xamante ni ñoom ñoo tax nga toog foofu noonu nga toog loolu dafa ñaaw dafa ñaaw sénégalais yi maa ngi leen di lancer benn appel nañ gën a am fulla nañ gën a am fayda suñ souveraineté bi nga xamante ni dañ ko am ñun peuple bi nañ koy wane toujours di indi ñëw
buñ gisee lu ñu war a wax mu nekk dëgg nañ ñeme ñu wax ko rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite diina ji Sénégal ak ñi nga xamante ni am nañ baat Sénégal muy woykat yeeg mbër yeeg ñëpp. waaye gis nañ ne Macky bu mu ñëwee ba léegi ñëpp jënd na leen ñu si ëpp jox na leen xaalis tëj seen gémmiñ ñu noppi fàtte peuple bi te loolu dafa ñaaw nit ku nekk rek soo tëddee ci sa étage taal sa climatiseur dugg sa oto bu neex taal sa clim heure boo bëggee tukki dugg sa avion dem boo feebaree dem ci hôpital yi gën a mucc ayib ci àdduna bi moo xam France moo xam États-Unis dem faju ji del bàyyi xel baa doole yi nga xamante ni ay sénégalais lañ comme yow te ñu ngi sonn ñu ngi bëgg luñ ndékkee bu ñu xëyee te amuñ ko ndax xale yi amuñ liggéey boo demee dans les pays développés yi nga xam ne liggéey nañ ko nga jàng ak ñàkk jàng da ngay liggéey ku nekk li nga tollal moom ngay def nekkul ne réew da ngay am ay diplôme rek pour liggéey Sénégal nag nit ñi dañuy am sax diplôme te duñ liggéey waaye réew yi mag yi développé yépp boo gisee suñu doom yi di dugg gaal di fa dem parce que boo demee niveau boo am da ngay liggéey boo amee diplôme ak boo amul diplôme yépp di nga am liggéey boo xam di nga ci mën a faj sa soxla moodu espagnol yeeg italien yeeg waa France ñooy tabax kër yu rafet yi boo demee Louga fekk kër yu rafet yépp moodu ñoo ko tabax te am na si ñoo xamante ni amuñ benn qualification mais jom nangoo liggéey te buñ ñëwee fekk fi liggéey loolu moo tax Sénégal nag ñun foofu lañ bëgg mu toll mu nekk Sénégal boo xamante ni dafay nekk un pays développé parce que yàlla may nañu potentiel yépp lu tax ñu war a développé am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ or am nañ phosphate am nañ géej am fer te réew yi développé yu bëri amuñ yooyu yëpp France amu ci benn ci yu ma leen tuddal lu dul géej rek la am te terewul ñu ngi ñëw ci suñu géej gi fële na la di napp suñu jën yi di ko indi ñun dañoo bëgg ay njiit yoo xamante ni dañuy ñëw toog di servir seen peuple mais pas pour se servir de l'État dañoo bëgg ay njiit yoo xamante ni dañuy ñëw xaalis bi nga xam ne moom lay sénégalais yi di cotiser di ci fay ay impôts di ci fay ay taxes ñu koy delloo sénégalais yi ñun loolu lañ soxla nous voulons des dirigeants dignes de ce nom waaw kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen wax ngeen partager vidéo yi di leen jox rendez-vous incha allah beneen yoon ci yeneen direct asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.